waaye xam nga su may naan thé jasmine bi damay kontaan parce que dafa neex. dafa neex moo tax Charles di ma man mi war naa naan ci café bi ndaxte neex na lool vraiment. après man ngeen jox ma café. yëf yaa ngi nii ci table bi ku nekk li xale yi naan yaay choisir lu la neex rek nga daal di naan. D'accord. Voilà c'est juste une façon de vous rappeler que émission bi ñu ngi ci ànd ak ñi nga xamante ne ñooy waa Ndayane distribution ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu indi lii di café golden. nekk café boo xamante ne am na 3 ans na café lait et sucre am na aussi 2 ans na am café ak li nga xamante ne mooy le lait. indil ñu aussi thé Ndayane warga bu neex ak aussi thé jasmine bi nga xam ne man tey moom laa choisir mi ngi noonu. ayca léegi maamu ñu daal di la bàyyi rek yow itam ñu daal dugg ci waxtaan gi fan yi déclaration de patrimoine geex rapport IGE mu ngi lëmbee réew mi. tout à fait Fatou Ka jamono ji daal rapport IGE bi mi ngi lëmbee réew mi waaye tamit lii di déclaration patrimoine bi nga xamante ne moom lañ jiite réew mi daal di wax ñi ki ayubés bi ñu génn nee na ministre yi war nañu déclarer seen patrimoine fi lekk jeexitalu weerub août kon nag tey ji rek ñi daal di dalal kii di professeur Babacar Diouf di journaliste économiste monsieur Babacar Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di la dalal nekkatoo gan sax ndaxte fii nga bokk ci biir kër gi. jërëjëf Mamou waaye xam naa boo sàgganee dinaa jàpp suma gars yi Sall ñuy xuloo diggante te ak loolu maa ngi lay nuyu. gis nga pël yi ñu ngi ci tee bi pël yi ñu ngi ci tee bi ñu ngi ci café bi ñu ngi ci lépp. dégg naa la. yàlla baax na. c'est vrai. ay say moom séeréer rek nag ñoo leen mën. ñi gis ne rek ak rapport daal bi nga xamante ne sax société civile bi yàgg na mi ngi doon sàkku ngir rek ñi daal di ko fësal muy atum 2016 2017 ak bu atum 2018 2019 ñi daal di gis ne rek récemment lañ ko daal di génne monsieur Babacar Diouf tey jii nii tout le temps dañuy dégg IGE inspection générale d'État mais xamuñu exactement rôlam est-ce que mën nga ko leeral téléspectateurs yi lan mooy IGE rôlam exactement c'est quoi. waaw mën nañ ko leeral waaye dafay fekk tamit ñu wax nit ñi ci wàllu koom naka lañ ko tërale ci réew mi ndax xam nga boo jëlee njël boo jël ci Sénégal muy li ñuy wax ménage dafa nekk benn agent économique état dafa nekk benn agent économique entreprise privée commerciale dafa nekk benn agent économique même association yi dañu nekk agent économique ak banque yeeg assurance yi ñooñu nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu xaalis ñooñu ñoom no seq koom bi nekk ci réew mi dina am nag ñuy génne sax beneen bànqaas bu dem ci bitim réew boo déggee ñu lay wax loolu mooy ki liggéey am entreprise di liggéey kooku bu amee bénéfice ci boppam la jëm mooy wut ay liggéeykatam mooy jël alalam dugal ko mel ni Walfadjri alalam mooy doxal bu amee bénéfice kon ñam moom Walfadjri am nañ sañ-sañu seddoo loola bu fekkee ne dafa nekk ONG wala benn association ñu ne la bu ngeen defee bénéfice yéen mënu leen ko séddoo waaye da ngeen koy delloo ci askan bi léegi nag nguur gi moom dafa nekk agent économique ndegam moo ëpp doole waaye agent la comme yeneen agent yi ki yor njël tamit yor këram at bu nekk moom lay natt jox nguur gi ndax nguur gi alal bu muy liggéeyee mooy ñooñu ñu tudd léegi ku ci nekk day natt ñu teg ko ñu ne kan mooy banque bi ngay xam ne mooy saytu alalu nguur gi ñu ne la trésor ñu ne naka la ñuy def nag ba alal boobu nga xam ne ñëpp a ko bokk ñu jox ko ay nit ne leen liggéeyee leen ko muy nguur gi naka lañ koy liggéeyee ñu ne loolu day jaar assemblée nationale bu ñuy dem assemblée ministère bu nekk da ngay wax ne li ma bëgg a liggéey ci at bi boo ma sasee lii ak lii laay soxla ngir mën koo liggéey buñ demee assemblée mu am li ñuy wax la loi des finances kon mën na leen loi mooy wone naka la ñuy recruter ay nit ci réew mi alal bi ñuy liggéeyee naka la toll lan lañ la ci sédd ak lan mooy sa wàll ci liggéey bi nguur gi nag ndegam moom bu defee bénéfice moom amul ñu ngi koy séddoo lu dul réew mi dafa am ay services yoo xam ne kenn du ko jaay ci li gën a bëri maanaam paj mi wala même nit ki bu ñëwee bu amee as lëf lu mu def taxul mu fay njëg ba mu waroon fay mooy loolu les missions les services sociaux yu état yor léegi nag booy liggéey loolu
kon baax na boo demee ba ci biir at bi di dugg di liggéey mun a ñëw am ku saytu ndax loolu ñu waxoon ci loi bi yaa ngi koy jëfe am na loo xam ne wàllu assemblée la même buñ ko matalewul waaye saa su ne inspection générale d'État moom la ñu samp mu sës rëkk ci président bi am sañ-sañu ñëw saytu xool naka ngeen di liggéeyee mais moom bu ñëwee di xool dafay ñëw xool ci ñaari fànn moo ci ëpp fànn bu njëkk bi moom la ñuy wax efficacité boo ko bëggoon wax ci wolof ci baatu wolof da ngay wax ne ci àpp bi nga xam ne am na luñ ma sasoon matale naa ko ci jamono ba mu waroon a am loolu mooy efficacité alal bi ci waroon dugg dugal naa ko ci li ma ci doon séentu def naa ko kooku efficacité la beneen bi nekk efficience nag da ngay wax ne lii bu fekkoon ne fukki waxambaane laa war a àndal liggéey ko waroon am téeméeri junni mën naa koo am jot la nga xam ne moom laa doon yóotu te duma ci def alal bu toll noonu te duma utiliser ay nit ñu toll noonu ndegam nag léegi da ngay liggéey ay nit ñooy liggéey di am ay jumtukaay di liggéeye alalu réew mi te loolu yëpp mu am ci ay yoon ñun ko tënk inspection générale d'État bu ñëwee day xool maamu lañ la sasoon lii mais nee nañ la lii boo koy liggéey nii nga koy jaarale ndax jaarale nga ko fa waaw ñu jaajëfal la déet ñu wax lu tax defuloo ko bu fekkee ne ñàkk xam moo tax ñoom dinañ la digal na ngay def ba loolu mun a sotti bu fekkee nag ne dafa mel ni tayeef la dafay jege li ñuy wax délit wala crime financier ci ni nga liggéeyee ci xaalis bi moom mu teg la moom mënu la teg daan waaye mu recommandé ne kii war nañ koo saytu ña am wàll ca loola def ko kon inspection générale d'État da nga koy jël kuréel goo xam ne dafa nekk ci biir nguur di saytu li nguur di liggéey ndax ñu ngi koy teg ci li nguur santaane buñ ko ca tegul ñu ne lan moo tax tegu leen ko fa bu fekkee ne loi yi ak règlement yi ak décret yi ñoom ñoo matadi ñu matali ko bu fekkee ne ci nit ñi ni ñuy comporté woo ñu jubanti bu fekkee dañoo jël ay nit te waruñ leen woon jël ñu wax ne ñii waruñ leen woon jëli nii kon inspection générale d'État noonu lañ ko war a jàppe mais il faut que ñu xam tamit ne yaakaar naa ba 2011 ans ñoom duñ doon am li ñuy wax rapport public bi foog naa ci 2011 la tàmbali te rapport public bi il faut que ñun ñu xam ne taxul ñu xam lan mooy rapport de mission ndax ñoom bu ñuy waaj a liggéey ndegam ci président la ñu topp ñoom am na loo xam ne jàpp nañ ci at bi ne ñun lii ak lii ak lii lañ war a def président mun na leen woon ne leen dem leen saytul ma fële ñoom ñu dem foofa tamit wala ñoom ñu jóg dem waaye loolu yëpp balaa ñoo jóg dem wala fi ñu wax ne dañ faa nar a dem président moo leen di defal lu ñuy wax ordre de mission wane ne ñii dama leen yebal pour ñu dem def liggéey bii ki la jox ordre de mission nag boo ñibbisee faw nga jox ko rapport de mission yooyu nag ci la ñuy jukki ay mbir def ko benn synthèse ngir fësal doxalin bi ci at bi kon rapport yooyu ngay wax fondamentalement nekkul ne dañ ñoo wax lu nekk ca biir yëpp waaye am na luñ ci jukki wax ñu ko ci léegi nag très souvent am na loo xam ne tamit dañ koy jàmbat ndax li ñuy génnee fësal ko dafa mel ni dañuy yokk transparence rek waaye taxul ñun ñu xam ba léegi ci biir lël bi lan moo fa am. waaw ñi gis ne tamit rek monsieur Babacar Diouf ñoom tey jii ni jamono ji IGE lépp la nga xamante ne moom la gouvernement bi di leen sant pour ñu dem ci terrain bi di def ay enquêtes tout ça mais dañuy gis ne aussi li ñu leen di jox comme koppar carburant bi ñuy taal lépp ci xaalis askan wi la te bu ñu nee xaalis rek ñëpp xam nañ ne dañ ko war a dugal fi nga xamante ne war na indi ab njeexital bu mucc ayib dañuy gis ñoom bu ñu xasee ba génn rapport yi tamit après du am suivi mais est-ce que tey jii nii xaalis ba nga xamante ne moom la ñuy jox waa IGE te ñu gis ne après du am benn jeexital li ni mel lu muy jur ci koom-koom gi. sa laaj bi am na ñaari banqaas waaye am na loo xam ne war nañ ko mun a corriger mooy boo nee amul jeexital dafa mel ni ñoom bu ñu yéenee rek bu ñu jéebaanee rek lay njeexital di doog a am
wax ma ko ñoom ci seen parti waa IGE de. waaye bu ñu jébbalee rapport bi waaw ñoom bu ñu ko jébbalee ba pare ci côté gouvernement bi. bu ñu gisee su fekkee ne nit ki bokk na ci nguurug ki fi toog. du am suivi mais ñoom def nañ seen liggéey bu mucc ay bi ba pare. mais nag côté gouvernement bi fa lay des. waaw loolu te pourtant ñoom ñoo génnee seen koppar. pour ñooñu def seen liggéey xam naa fi ngay waxee bu baax. damay wax rek ne IGE boobu. nga xam ne dafa dem. andi rapport de mission jox ko président ñoom ci seen liggéey dañoo war a topp ndax digle ya ñu wax fa ñu jóge ndax ñu ngi koy def kon mun nañu jàpp ne rapport 2016 boobu lañ ca waxoon jombul ñoom topp nañ ko ba xam ndax la ñu digle woon ca ministère yañ ko waxoon def nañ ko wala defuñu ko ndegam ñoom duñ communiquer ci loolu nag man mënuma xam luñ ca def ak luñ ca deful di nga gis tamit ku nekkoon ci place ba ñu xëy dindi ko waaye buñ koy dindi président du la wax ne diw dama ko dindi ndax dafa def lii da ngay dégg rek ne def nañu remaniement dindi nañ kii directeur bi rek wàcce nañ ko décret bi génn na yow xamoo ndax loolu sanction la wala du sanction waaye yow ci rationalisation dépense bi ngay wax nii ngay fay ay nit jox leen ay jumtukaay jox leen ay alal te réew mi li gën a bëri mel ni ñun gisuñu njeexitalu liggéey boobu communication waroon na mun a yeggali ba ñun ñu xam waaye comme ñoom dañuy sàngante sutura li ngay wax tamit am na ci ñàkk sanction day am ndax nit ki mun ngeen koo gis ñu génnee ko ci lii sax joxaat ko leneen après kooku bu fekkee sanction nga ci doon xalaat kon mënul nekk sanction waaye dafa am ci économie lu ñuy wax lu coût d'opportunité coût d'opportunité nag may maanaam lii su amuloon lan la ñu naroon dikki bu fekkee ne boo demee saytu nga gis ne alalu réew mi bëriwul waaye am na ñoo xam ne nañ koy jëriñoo c'est pas efficace c'est pas efficient bu fekkee ne jéemoo ca dara la ngay ñàkk foofu parce que day mel ni saaku boo xam ne pël bi da ko bënn ci suuf rek saaku ceeb bi ngeen di dem ci diir moom mu am lu muy sàkk ci suuf boo amoon 100 kilos ci départ boo yeggee mun nga bañ a am 50 kilos kon bu ñu amuloon inspection générale d'État yàlla rek a xam lan moo naroon am ndax bu fekkee ne kuréel yooyu ñu ngi fi di saytu te terewul nit ñi di am lu ñuy jël ba léegi mais li ma la mën a wax boo gisee suñu réew yi mënuñoo développer dafa sori lu tax mënuñoo émergent lu tax mënuñoo décoller parce que termes yooyu yëpp utiliser nañ ko fi tiers monde sous-développement la notion de take-off ak yëpp mais loolu yëpp day tekki ne ñun dañoo nekk ci benn état ndóol boo xam ne jógaguñ ci léegi nag bu fekkee dañoo bëgg a émergent ndax mooy kaddu bi xew léegi bu fekkee dañoo bëgg a émergent faw akas néew si ñu am ñu sakkanal ko barkal ko ba nga xam ne liggéey bi dina mun a rafet waaye bu fekkee ne da nga am li ñëpp moom ñu dënk la ne liggéeyal ñu lii yow liggéeyaloo ñu loolu nga am loo jël def ko ci sa yëfu bopp kooku mënul yóbbu réew mi loolu tardel réewu Afrique yi. mais monsieur Diouf rapport yi est-ce que tamit ay maguy kese dañu war di génne parce que tey jii nii man je pense que nit ki nga xamante ne dénk nañ ko dara mu def ko tamit na mu ko waree defee def ko liggéey bu mucc ayib kooku tamit intéressé na les Sénégalais ñu am au moins benn petit aperçu ci nit ki kat liñ ko dénk naka la ko defee est-ce que rapport yi magu yi kese lañu war di fësal. waaw non rapport bi sax moom da koy wane même boo liiree rapport yi weesu ni commune bu mel ni Fatick par exemple am na foo xam ne dañ ko cay jaajëfal ne moom ràññeeku na ci def liggéey boo xam ne niñ ko waxee même bu fekkee ne feneen tamit dañ koy ŋàññe parce que nit ñi li ñu war a xam mooy ñoom boo gisee ñu def rapport public bi def synthèse di am lu ñuy jukki dañoo bëgg a fësal lu gën a bëri le bon élève nga wane ne kii mu ngi def liggéey bu baax liggéey bu ñoŋ kii mu ngi def liggéey boo xam ne dafa yamaamaay nekkul ne sax moom dafay sàcc wala kii waaye moom dafa am lu mu xamuloon ci texte yi wala dafa amul sax parce que même am nañu même ñoom dañ koy wax par exemple direction des bourses ñoom buñ ciy wax dañu wax ne kii bourse bi nga xam ne moom la war a fay ak bi mu toll dañ koo jox genn wàll bi ak tuut ci kaw kon moom bu ci étudiants yi di génn di garaw di nga mun a xam ne ñi waroon joxe bourse bi peut-être am na lu ñu gérer lu ñu waruloon gérer
ci contrat yi ñu am ak banques yeeg yooyu mais fondamentalement alal bi nga xam ne moom la ñu war a am pour ça su ñu fay ci waxtu jotuñu ko xam nga loolu bu ko rapport bi génnee parce que ñun li ñu war a seetlu mooy IGE mun nañ leen gërëm ndax bu nit ñi dañoo njort ne politique da cee rax te ñoom tant que waxuñu doomu aadama yi lan moo tax diggante 2016 bi léegi rapport génnul te jamono yooyu tombé ak ay période référendum période élection législative période élection nit ñi la ñuy wax ne ñii waroon jàmbure te topp rek intérêt état dafa mel ni dañoo dugg ci wàllu politique ndax ñoom politique seen yoon nekku ca nguur gi fi nekk bu fi jógee keneen bu ñëwee ñoom la fay fekkaat kon foofu problème amul mais ñoom ci rapport yi ñu génnee waxuñ ñu ne lii moo tax génne wuñ woon rapport annuel bi nga xam ne dañ ko war def at bu nekk ñaareel bi xam nga bu fekkoon ne am na ñoom lu ñu mën a wëlbati wala dañoo jéng ndax jéng boobu la nit ñi di yaakaar ñu ne rapport yi 2016 ba tey kon la fa nekkoon lépp loo xam ne dafa safaanoo ak ni ñu waroon doxale kon duñ ko génnee waaye dañ koo génneewul waaye dañoo rënk ñoom la ñu gisoon soppiwuñ ci dara génnee nañu jamono jooja ba ca topp ba bii bi weesu li ñuy def am na lu ci jubul am na leneen kon dañu rënkoon rek waaye soppiwuñ ci dara ba tax na ñun mun nañ ci rafet njort na xanaa ci lu ñu yëgul ñu ngi def liggéey waaye peut-être li gënoon ndegam dañu wax ñu ñuy fësal ay mbir rapport annuel bu narul génn ñu wax ñu ne du génn lii moo tax ñu mën a comprendre ne kon lii mooy ngant li tax ñoom génnewuñ ko mais tamit ñu fexe ba bu yenn sanction yi amatee ñoom buñ koy saytu ñi nga xam ne waratuñoo yor parce que seen comportement permettre ko mun nañ leen ŋàññ nit ñi xam ko tamit parce que c'est pas simple. ñi gis aussi monsieur Diouf bu ñu waxee développement ci réew faaw aussi mu am lii di impunité mais dañoo def benn constat fii ci Sénégal tout le temps organe de contrôle yi bu ñu génnee ay rapport après du am benn impunité dañu ne ay milliards lañ génnee xam nga telle personne détourné na ay milliards may nañu ay millions am na ay emploi fictif xam nga léegi tey jii ni ñàkkum impunité boobu tamit est-ce que du tax ñuy gën a deltu ginnaaw bu baax a baax ba fa nga xamante ne xalaatuñu ko woon sax. non loolu moom moo waral moom moo ñu gën a mooy yokku sous-développement bi ndax nit bu fekkee ne yow sa dépense doyul ngay wàññi dépense ba day gën a doy waar rek. kon waroon na li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk yàlla wërsëgale nga am loo ci jaamoo yàlla war koo def te loolu ngay def. ba nga koy def yow dañ laa jox jumtukaay yi ak alal bi nga xam ne danga ko parce que ñoom kenn liggéeyu ci yàlla dee duñu ay bénévole ku ciy liggéey ci nguur gi dañ lay fay kon yow waratoo jël leneen ñenn ñi sax dañuy dem ba jox leen ay indemnité ngir mu mun a compenser yenn yoo xam ne ci seen liggéey da koy laaj te peut-être duñ ko laaj ñeneen ñi kon bu fekkoon ne dañoo tënku ci li république wax yow boo wàccoo ak yoon li yoon wax sanction yi day wuute nag am na bu njëkk bi dañu ñëw rek ne ma kii dafa jar ñu tàggataat ko wala ñu wonaat ko parce que la muy def ci ñàkk xam la ko defee kooku bokkul keneen ki dafa def faute administrative nii la waroon jaarale waaye jaaralewu ko waaye taxul mu nekk koo xam ne day luubal kooku am na lu mun a nekk sanction am kii ci njuumte nag la def njuumte la def benn loo xam ne njort nañ ne moom am na lum ca doon ger ay doomu aadama wala moom lum ca am loolu nag da ngay mujj nekk ci li ñuy wax un délit ak un crime financier loolu yoon moo ko war a àtte kon fu ci nekk rek am na sanction bu tolloog loolu mais bu sanction amul dañuy wax ne Mamou Gassama moo ñàkk bopp mu ngi yor budget nangam waaye amul dara deful ni ay moromam Sénégal nag li ñu gën a tardel mooy loolu moom ay moromam du def ni ay moromam di def te ñi ay moromam di def ay valeur la ni ay moromam di def ay jikko la am na ñoo xam ne bu ñuy dee du ñu sàcc ak ñoo xam ne boo leen dénkee mun nga leen di sayetul saa su ne
waaye day mel ni bukki bi nga dénk ay seel rek daf ci nekk rek di ci def ay mbir wala nga dénk pulaar yenn yi bu la ci moccetee tam bu la ci dara bett loolu c'est dans l'ordre normal les choses. pour peut-être ñu après ñu ñëw ci déclaration de patrimoine. Je pense que retard rapport yi IGE amuñu benn obligation di imposer le chef de l'État ne ko dama lay remettre le rapport public par la force à la fin de l'année. Donc peut-être le chef de l'État moom mooy ne fu mu ne nii on temps pour jot ko wala xaar leen bu ko defee itam mënuñoo imposer IGE nañu publier rapport public parce que ñoom chef de l'État la sax lañu koy jébbal. bu ko defee nag après peut-être as tuuti la ci presse bi di xam waaye li nga xamante ne mooy principe bi nga xam ne duñu ko xam ci biir rapport yi yooyu duñu ko porter à la connaissance du public. yu sew sewaan yooyu nga xamante ne loolu secret d'État la. le chef de l'État moom mooy xam li ne ci biir. comme li nga ko doon expliquer sànq secret bi sax mun na bañ a sori de. ndax yàlla def na nag man bokkoon naa ci conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. gis nga at bi ñuy tas conseil bi ñuy dàq. rapport bi man ca ña doon bind rapport annuel balaa bokk. dañoo toog di wàcc relier wuñ ko sax laa la wax de ndem ci yàlla Mbaye Jacques Diop bu fi nekkoon tey dina leen ko. gis nga rapport bi. ba Ablaye Wade toogee nañu andi leen ko la ñu waajoon yëpp lañ ko bàyyi yóbbu ko mais la ñu yóbbu benn document la rek bu ñu préparé. pour mun koo joxe. mais bokkul ak rapport bi nga xam ne moom lañ waroon déposer. dans un acte solennel. kon dama la wax ne lii. dañ koo andi rek à partir de 2011. ngir mu yokk transparence mais dafa am dimension man damaa def suma rapport bi pare. mun naa laa yëgal ne. rapport annuel bi pare na. kañ nga ñuy jox audience pour ñu def ko parce que mënoo xëy rek dem kër président. léegi nag ñun li tax may maalu ci loolu. mooy li nga xam ne lël la ci ñoom seen biir la ci man ñoom waxuñ ma ci dara. mun na am lu ma njort mun na am lu ma lal ci suma expérience. waaye xam naa ne ñàkk koo génnee daal du yoon. te dëgg-dëgg boo amee rendez-vous. seen émission bi da ngeen am rendez-vous 8 heures ak auditeurs yi. bu ngeen ñëwul 8 heures c'est un rendez-vous manqué. war ngeen mun a wax ne tey ngeen jéggal ñu parce que lii ak lii moo tax démb gisu leen ñu. wala ngeen gis ñu ak retard. mais loolu buñ ko deful nit ñi ku nekk xelam fa mu ko yóbbu rek lay dem. te dinañ wax ne est-ce que ñii laaluñ ci politique. wala est-ce que du président bi moo def ay pexe. ngir moom loola bañoon fës. ngir moom mu mun a aar. électorat boppam statut bu ko tënk mooy ko benn possibilité pour mu def déclaration publique jéb rapport avant acte solennel bi nga xam ne mooy tax mu dajeek le chef de l'État. non c'est-à-dire que ñoom bu ñu demee mission destinataire rapport bi chef de l'État la ñoom moom lañ koy jox moom ñu exploité rapport public bi tamit buñ ko joxee discrétion président lay dépendre pour mu ne tel jour ngeen andi ma ko ma recevoir ko officiellement. D'accord alors Mam waa juste 5 minutes naa ngi ñëw très rapidement je pense que war nga wax ci déclaration de patrimoine. waaw ci déclaration de patrimoine ci fàttali rek ñu ngi ànd ak kii di professeur Babacar Diouf nekk journaliste économiste en même temps monsieur Babacar Diouf ñu gis ne rek kii di Macky Sall nee na aussi président Macky Sall nee na ministre yi nañ def ab déclaration patrimoine fi lekk jeexitalu weeru août autant pour moi. tey jii nii déclaration si lan la war a indi ci koom-koom gi su fekkee ne gars yi dinañ ko def. waaw xam nga boo jëlee livre bi professeur Malick Ndiaye bind. moom professeur des universités la man bu ngeen may wooyee professeur xanaa yéen la neex rek waaye nekkaguma professeur. ndax kii nekkuma professeur ci université. même su fekkee jàngale na dama fay jàngale. en fait li ñu war a xam mooy déclaration de patrimoine nit ki bu fekkee dañoo dem ci li Malick Ndiaye di wax une société d'accaparement ndax nit am na loo xam ne boo ko jëlee mun na njortu ne nekkatul loo xam ne pour dund la. pour ngistalu àddina wala yeneen wala nga tiit delluwaat ci pauvreté waaye yenn sàcc yi à la limite tubaab loolu lay wax kleptomanie da ngay jël ba jël loo waruloon jël. lan moo tax nit ñi di ko jël bu fekkee ne nag pour wane ne man am naa yor naa ñetti kër am naa oto bu kii bu bakkane am naa ñu ne la kon bu fekkee loolu la mais na nga xam li lalu ci gannaaw de enrichissement illicite am na ko ñu ko toppee ci réew mi même buñ dee bëriwul léegi yow boo déclaré sa alal
ne man lii ak lii ak lii ak lii laa am boo sàgganee bu loolu yëpp weesoo mun nañ la laaj ne yow bu fekkee ne journaliste rek nga nekkoon Walfadjri nga am lii am lii am lii njort nañ ne lii fa nga ko amee du yoon mun nañ la caa topp kon bu la dara jaaxal bu fekkee am na ñuy yéex a def déclaration de patrimoine ndax mun nga fësal loo xam ne da nga ko waroon làq muy benn ñaar booy dugg ci parce que ñi ñu wax mooy du ministre yeeg képp koo xam ne yaa ngi gérer budget bu toll ci 1 milliard président moom ci conseil constitutionnel la war a def déclaration mais ministres yi ak directeurs yi ak ñeneen ñi ci topp ñoom ñu ngi war a def seen déclaration off nag léegi yow booy dugg nga ne lii laa am ngay génn parce que te dafa mel ni sax génn bi c'est pas sûr ndax wax nañ ne di nga def déclaration boo defee bu ñu xoolee li nga am bi da ngay génn dinañ xam ci diggante bi lan doon gérer lan nga ci ruusal dugal ko ci sa poche